am tout d'abord nañu remercier le conseil départemental de Louga moom mi nga xam ni ci moom la jaaree ak coopération Luxembourg ak lu mel ne suñu service ARD nga xam ni ci études yu bëree bëri daf ñu ciy jàppale di kontaan lool ci projet bi nga xam ni ñëw na ci jamono ji mu war a ñëwee mais ñëw na itam fi mu war a ñëw parce que bu ñu dee wax Louga presque ay ate ngi nii lu war a mat 20 ou 30 ans yoo xam ne nii pratiquement ndox mi daf fi xaw a manqué ba bu dee lu jëm ci yeneen mbay yi comme dugub lu demee ne dugub suuna ak lu demee ne gerte dafay xaw a manqué ndox mi ba du yegg mais nag kenn ku nekk xam na ni léegi lu jëm ci ñebbe am na variété yoo xam ne nii bu amee entre 35 ak 45 jours daal di tàmbali ñor te ñebbe moo gën a neex a béy te gis nañu ni itam ni ñebbe jooju la plupart suñu ko béyee fii ci département de Louga dañuy am ay difficultés yu bëree bëri pour denc ko ba du yàqu nga gis ni ñenn ñi jël ay xotti barigo di ko ci def ñeneen ñi di seet yeneen façon yu bëree bëri pour denc ko kon tey bu amee benn unité de transformation bu ñebbe boo xam ne ni vraiment dañuy gis ni mboolem loo xam ne ni xëy na produire nañu ko ñebbe ci arrondissement bi wala ci région bi am benn unité boo xam ne ni danañ ko mën a transformer ba nga xam ni danañ ko jëfandikoo ci beneen façon boo xam ne nii du bokk xëy na exact lu dul denc ba dugal ci cin li rek nu def ko boobu lu am importance la te gis nañ ni aussi dana ubbi yeneen i avantage comme ña fay liggéey ci unité boobu ci arrondissement bi la ñuy jógee te loolu xëy na mooy nekk emploi direct yi nga xam ne dina ko créer mais itam dana créer ay emploi indirect ndaxte bu fekkente ni ñebbe bi na nga koy transformer foofu il faut dina am ñi ko transporter dina am ñi ko commercialiser te loolu lépp du jóge ci gox bi te loolu ab tàmbali la boo xam ne nii dinañ ci jànge ni ñun li ñuy bay même bu dul ñebbe bu fekkoon ni kànja la bu fekkoon te ni gerte la bu fekkee ni dugub la am na beneen possibilité bu dul jël produit bi rek di ko commercialiser noonu sans transformer ko kon mbir mi ñëw na ci temps ñëw na fi mu war a ñëwee te dana ubbi bopp nit ñi ñu xam ne tam ni xëy na kii produit bi moom mooy ki ciy gën a néewle ki koy transformer moo ko ciy ëppale fuuf bu fekkee ni nag dem nañu ba producteur bi non seulement du mu produire rek mais transformation bi au niveau local lañ koy defee loolu dañ koy nekk loo xam ne ni vraiment lu rafet la jéego bu rëy rëy la ñu ciy remercier xëy na l'état du Sénégal ndaxte ci moom la jaaree di ci remercier conseil départemental moom mi nga xam ne mooy intermédiaire bi ak partenaires yi nga xam ne mooy coopération Luxembourg ak yeneen services yi nga xam ne yëpp ñoo ci liggéey ba ak bokkoon ci suñu programme ci diir bi nga xam ni juróomi at yi ñu fi war a def nu ñuy fexe ba mbay moomu nu mën ko def comme li question bi sëñ bi njëkk a posé mooy ni ñun bi ñu ñëwee li ñu njëkk a def fexe ba xam ndaxte mbay kenn mënu ko wax boo amee suuf ba noppee il faut nga wax ndox te comme ni mu ko waxee nawet bi dafa gàtt de telle sorte que da ngay ji ba noppi di xool ba xam xiir na wala xiirul léegi nag boo demoon ba am ndox yoway seet heure bi nga xam ni ak li nga bëgg a bay ak période bi nga ko bëgg a bayee nga bay ko mais loolu am ndox rek moo ko mën a def moo tax ñun bi ñu eggee ci loolu li ñu jëkk a def mooy fexe ba wut 4 forages yoo xam ni déjà wut nañu ko muy am na ci yuy fonctionné fii ci sunu am na ci ñaar yuy fonctionné forage yoo xam ne nii déjà dana jël au moins lu war a entre lu toll ci 25 ba 40 personnes yoo xam ni dañ fay liggéey xëy na am na ci yooyu équipé guñu ko mais am na yooyu équipé nañu ko ba tàmbali nañu produire xëy na defaguñu ko dañ ko def ci façon bu informelle la ba yenn forage yi li muy produire bu dul ñebbe bi sax mais ma ngi commencé transformer li ñu tuddee tomate maanaam tomate lokkati bi ngay jënd ci boutique yi tey boo demee ci tool yooyu da nga fekk ñu koy transformer foofu xëy na eggaguñu di ko def ci ay boîte tel comme ni muy ñëwee ci yeneen yi mais na ngi seet ay boîtes yu ñu koy def yoo xam ne ni loolu xëy na suñu ko amélioré dina am bien sûr que loolu la ñu xalaat ndaxte mbay réew yi ci avancé yëpp yemuñu ci mbay ndoxum taw bi kese ndoxum taw bi moom ki ko moom parfois mën na ñëw rawatina sécheresse bi ni muy ñëwee ak désert bi ni muy ñëwee ci côté bi nga xam ni te experts yi nee nañu désert u Mauritanie bi chaque année dana daw plus de 15 kilomètres jëm si ci ñun ñun mën nañu nangu fi mu toll ni vraiment yegg si na ci ñun kon léegi mënul def lu dul loolu te nag napp bu am ndox gis nañu ni lii njàmbur jëm côté Saint-Louis njokk sàll dëkk yooyu kenn ëppale wuñu ko ba loolu vraiment ñun fi mu toll na ngi ci suñu 6e forage boo xam ne nii commune bi moo ko defar ci fonds propre pour jéem a fexe ba participer ci développement bi nga xam ni mooy wàllu collectivité locale ba nit ñi mën a gis ci mbir mi te loolu
am na xëy na bayaguñu ci ñebbe mais yi ñu ci bayagun gis nañu ni muy ñore ci gox yëpp dina ma ngi koy ñore ci façon boo xam ne ni rendement bu baax la ñuy am kon yaakaar nañu ni ci jamono yii di ñëw war nañu mën a fexe ba dugal ci ñebbe pourquoi pas dugub ak mboq ak yeneen yooyu. pour nga gas benn forage dana la dikk entre 8 ba 9 millions francs CFA comme ça. sans dépend ci somme bi. beneen nag pour nga équiper ko da nga egg 45 millions francs CFA pour mën a defar tuyaux yi mën a def goutte à goutte yi ak yooyu yëpp dana egg foofu ak clôturer ko yooyu dina egg foofu mais quand même ci liñ ci gisagul mooy ni am na rendement yoo xam ne vraiment def na. pour ñëwee fonds yooyu. ni ñu ko xamee collectivité locale ñun bi ñu ñëwee dañu jëloon ñetti domaine lu jëm ci urbanisation lu jëm ci transport lu jëm ci agriculture ak santé moom vraiment defuñu ci lu am solo mais nag lu jëm ci agriculture mooy forage yooyu jot nañu ko defar lu jëm ci urbanisation jot nañu ko defar lu jëm ci fonds yooyu dañu fi fekk niche yi ñu fi fekkoon te kenn exploité wu ko moom la ñu exploité boo dee xoolit nag fi mu toll tey Louga ak ni mu toll taax yu rëy yi nga fi gis taax moo fi gis suuf si ci commune Ngay Djilé la jóge boo jógee Dakar gi ñëw tableau publicitaire boo fi gis foofu ci Ngay Djilé la bokk fi mu toll Louga ça fait presque 3 ans et demi ku fi am benn terrain Ngay Djilé moo la ko jox frais de bornage yi boo dee dugg Louga fi université bi nga xam ni ak partenariat état la ak intermédiaire conseil départemental foofu dañu ko aménagé yóbbu fa ndox yóbbu fa électricité nit ñi di joxe ay frais de viabilisation ci terrain bu am ndox ak électricité ak niche yi fi nekk yëpp daal exploité nañu ko ba fi mu toll vraiment ñu ngi sant yàlla te yaakaar na noo weesu foofu ndaxte nag ñu ngi sant itam conseil municipal bu Ngay Djilé ndaxte budget bi fekk na ko ci 100 millions jëlee na ko yóbbu na ko ci presque 700 millions loolu du ndaw masse salariale bi jël fekk na ko ci 4 millions yóbbu na ko ci 24 millions loolu du lu ndaw comme ni ngeen ko gisee commune Ngay Djilé itam la même chose commune la boo xam ne nii boo ko fekkee da nga koy ay bureau da nga koy jaawaleeg bureau conseiller départemental bu sama xarit bi wala bureau mairie bu Louga bi ñu fii ñëw gis nga ko tout est informatisé fii nii ba ci état civil lu mu mën di doon fépp dañ ko climatisé personnel bu doy moo fi nekk loolu vraiment ab effort la bu nu def boo xam ne nii na ngi woo état Sénégal mu jël exemple ci commune bu Ngay Djilé nga xam ni li mu tuddee acte 3 ki ko wane dëgg-dëgg mooy commune Ngay Djilé nga xam ni tey na ngi ci fin de mois de juillet jotaguñu benn fonds de dotation mais quand même amuñu benn retard de salaire wala investissement bu nu doon def wala lu programme woon loolu tey mooy commune Ngay Djilé ARD mën na la ko wax suñuy étude ñooy commune boo xam ne ni aussi marché gré à gré amu fi commune la boo xam ne nii vraiment da ngay gis ni bu ñuy tàmbali li ñu tuddee plan de passation de marché dañu ko yóbbu lépp ba nu approuvé ko marché bu nekk day am appel d'offre dañu tànn aussi journal Le Soleil nga xam ni sunu marché yépp ci lañ koy publicité lancement bi fi lañ koy yóbbu vraiment ci façon boobu la ñuy liggéey foofu la ñuy liggéey.